ci li ngeen ni rek ci li ñuy rek daal di wax moo tax waa Mbaaw seen problème bi ñu am jëmee ko ci wàllum tali bi Mamadou Ndiaye mi dëkk ca wet wa moom demoon na waaw ay waajuram a nga fa yow sa yaay wax nga dëgg diggoon naa ko cuub di ci problème mu Mbaaw yi sa voisin laa waroon nekk de waaye waaw yow dégg naa loolu sax am na teq lépp quoi dinañ ci ñëw affaire kër yooyu rek mbay bi nag dafa bëri nag dafa bëri affaire boo ko dee wax sax mbay affaire problème foncier yi dafa bëri torop réew mi ay jaay teg ci loxo yàlla noppalu rek bilaay ay jaay déet bu nekkee kay yaa ngi ci dëgg nag bu nekkee yaa ngi ci dëgg kay wallaay donc da nga koy topp rek boo tàppee ñu ne Mamadou Mbaye waaw mais xam nga nag Mamadou Mbaye waaye dagg ca lam nga ñëw def lu ko neex waaw mais justement nag am na ay ñi nga xamante ñoom la ñu duppee gendarme kii da nga koy topp Mamadou Mbaye topp kañ ñaata at ngay topp rek waaw mais nga topp rek yaa ko moom sa alal la wallaay la si maa ko moom waaw sa alal la bu ñu tegee kaamil dóor du teg loxo waaw sa alal la su ma dóor sax du ma xool waaw sa alal la donc da nga koy topp rek dama waaw sax mbay non réew mi chaque jour nga dégg topp rek gisoo le cas de Amina Poté je l'ai vu dans la presse maa ngi koy gis ci presse bi ci presse bi tey soo mënul loolu te bëggoo ko nag oui bu sotti am na ñoo xam ne moom sutur rek lañ bëgg ci la ñuy dox xam nga boo demee si mais nag ça fait mal quand même nga jënd Ça sa fait dara mal même nga ça moom sa au-delà alal. de Mamadou Mbaye Garmi am na sénégalais yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi koy dund mais c'est à l'image du pays voilà nga jënd sa li nga jënd nga moom sa li ngay moom ba pare après nga voilà ñu ne la c'est pas grave dama koy bàyyi noonu c'est trop facile les responsabilités sont partagées waaw sont partagés mais nit ñi aussi ku si nekk am nga si responsabilité individuelle maanaam bu la wóoree ne yow lii moomuloo ko bul ko jege bul ko laal gis nga adduna bii gàtt na gàttaay mais ñu ragal yàlla fa laa jëm li ngay wax ni am na ñoo xam ne nii lañ lay def naan mais du tey il faut ñu fàttali waaw acca. xam nga lu tax parce que légal ak nit ñi dañuy mel ni dañuy fàtte te ka nga xamante ni yow andiwoo fi sa bopp te kii bi la fi andi bi mu lay bind tàgguwu la te bu lay jël du la tàggu looy def na nga si seet sa diggante ak sa borom yëfu jàmbur soo ko moomul bul ko jege bul ko laal lu dul ñett yi lu ko nit amee nañ ko xoolaat li nga liggéey li ñu la may ak li nga donn lu dul lii moomuloo li nga liggéey li ñu la may ak li nga donn lu dul lii foo ko jëlee nañ ko càmbar li nga liggéey li ñu la may ak li nga donn mais oustaz li ci gën a doy waar dama lay dagg loo xam ne yow yaa ngi koy fay ba léegi bëggoo ci dugal sax alal boo xam ne bii da nga ko sama mbayaat yaa ngi koy fay ba c'est-à-dire léegi que da nga woon prêt am nga jënd ko nga perewaat metti tooñ la pour fay xam nga kooku tooñ la bëggoo ci dugal xaalis boo xam ne bi da nga waaye Assane waaye borom ba xam ne mi nangam ndokkule bëggoo ci sax def ndeysaan ba pare nag léegi yow mënoo ci am jàmm waaw mooy ñeme àq rek mooy mii réew lan moo fi nekk mooy nag ñeme mooy ñeme ba pare na nga ciy topp nag di topp daw ba dee. da ko jarul doo ko xaar nag mbay di dee da ngay dem rek def leneen mais nag démission boobu nag Garmi nag démission boobu nag lañu ñun ñii ñëpp la ñu d'accordul ak yow ndaxte loo xamante ne sa moomeel la yaa ko moom il faut que nga xeex ku jotaat sa moomeel parce que nit yi ci tooñ nañu dëkk am na ñu bëri yi nga xamante ne ci tooñ nañu dëkk mais am na ñoo xam ne du leen ko jaral tamit loolu rek la ñuy wër mais am na ñoo xam ne tamit du leen ko jaral pàkk bu ñu romb rek la ñuy xool C'est ça. pàkk bu vide c'est ça ñu dem dox li jëm ci kër yi fexe ba jëm c'est ça loolu dong mooy seen métier ci ñemañ àq moo rek ak a ñëw bëri dóor nag rek. ca te kaso ku bi ñemañ àq waaye ñemañ nga sa musiba ku ñemañ àq ñeme nga sa musiba te boo ko fayul fii si àdduna ba ngeen demee si borom bi subhanahu wa taala di nga ko fay nit ñi ul fii ñu conscient waat xam ne alalu problème àdduna foofu jarul moom. jaay sa ngor jarul jaay sa diine Non, mais- ndox loo fi bari la jay na ba bés bu nekk di nga romb la nga xamante ni amuloo si benn sañ-sañ te moom mais nag côté boobu nag oustaz état bi tamit responsable na ci parce que foncier da nga koy sécuriser c'est-à-dire que foncier tey da nga koy sécuriser mais xam nga dañ lay wax ne la booy jënd da ngay dem jaar ci notaire Jaynaba ah Jaynaba wallaay lazim lu ñu sécuriser lañ gën a aay man su ma la xee tey loo xam ne lii maa dem ba ca notaire ba jënd ko ñu signé ma signé ma yor samay kayit boo demee ba ca domaine ba boo tapé Mamadou Mbaye ciy génn te ba léegi mënoo jot sa alal ah du yoon yaa de quoi là ah oui am na lu xew non am na lu xew yaa de quoi là mais am na lu xew mais am na lu xew mais leneen sax li nga mais leneen li nga xamante ni sax yeneen information yu ñu bëri jotul par exemple yow Mamadou Ndiaye boo gisee par exemple benn pàcc boo xamante ni domaine état bi moom moo ko moom boo ko gisee pàcc boobu am nga droit bind nga ne pàcc bi dama bëgg ñu jox ma ko parce que loolu sa droit la voilà mais day am ay pàcc yu baax yoo xamante ni borom daraja yi ñoom ñoo ci jël jeté ci seen dévolu voilà yow voilà ñoo ci mais xam nga li mu wax alors que man ak yow ak ñeneen ñoo ca yem mais xam nga li mu wax ni dafa am solo c'est ça mais communication bi population bi war a mën a am amuñu ko duñu ko amuñu ko c'est-à-dire waxuñu leen ne nekkate bu domaine d'état bu mu neex ku mu neex ci population bi wala kenn sénégalais bu mu neex nga am droit respecter
am nekk ci yoon am mën nga bind état bi ñu que jox lii la. mais loolu xam nga duñ ko wax toujours dañ koy nëbb dañuy nëbb population bi yenn kii wax attribué waaw wala déet mais nag borom daraja yi ñoo ciy teg seen loxo mais kooku jay na ba am na ruq yoo xam ne yii am na ñoo xam ne seen i plan rek la ñu teg ruq boo xam ne bii kenn moomu ko xam nañ ñu ngi seet fuñ ko attribué seen bopp c'est ça li nga wax ci réew mi la ne C'est ça. réew mi ci boobu moo tegoogul fi mu war a tege en tout cas Gis na ne. foncier bi war nañ Moo ko wàcc raay bi. sécuriser Yéem na de. foncier bi war nañ ko sécuriser mais aussi construction yi war nañ ko sécuriser parce que keroog maa ngi demoon ca Tëngéej pour def foofu reportage waaye benn station d'essence ak benn supermarché ñoom ñoo tax mbënd di am ci yenn Gox yi. ci yenn gox yi benn supermarché ñoom ñoo tabax Loolu benn nit fatt ko moom. fatt Envahir. fatt canal ba tax kon dëkk yi nekk ci kii quartier yi nekk ci wet ba yëpp am inondation donc ak boobu noonu donc mënuma comprendre mais te ñooñu ba ñuy tabax sûrement am nañu autorisation wu mairie bi gis na ne fatt nañu canal bi waxuñu ci Xam dara na ñi ngi wax parce que fa canal bi fa ñu fatt canal boobu moo waroon jël ndox mi yóbbu ko ca autoroute à péage bi mu topp autoroute à péage bi daal di dem donc c'est un problème boo xamante ne les responsabilités sont partagées baal ma rek gis Voilà. nga lii dal tonton Garmi moo tax moo dal paa yu bari ci réew mi fi mu ne nii ñu bari dañoo démissionné toog seen kër la ñuy def croiser les bras ñu am xam-xam war a mën a jàpp ci kii bi ñenn ñi retraité C'est nañu désolant. war a mën a apporter réew mi ci xam-xam ci leneen conseil mais Te li léegi ma gën a métti dañ mooy- leen di def ay jëf yi nga xamante ne dañoo découragé ba léegi dañuy Te- toog seen kër yi defuñu dara ñenn ñi moom tukki nañ génn nañ réew mi sax dem te dem avant ñu feneen. jël kenn ki nekk ci ligne bi li gën a grave mooy impôt domaine boo demee pour ñu communiquer dañuy naan la waaw tey suba ba un moment après ñu ne la non c'est que C'est-à-dire? communication c'est-à-dire alors que dañoo war a génn wax ak askan wi ñu sécuriser foncier bi loolu la leen président sant Mais- ne leen sécuriser leen foncier jay bi na ba dafa am place yoo xam ne boo fa tegee un illettré un illettré bu jàngul la fa ne mu régler la problème ba fa ni lii Maître- diwa ko moom xool nga diwa ko moom am na alal delloo ko alalam ki nga xam ne nii tubaarkàlla keneen moo ko jaay ne ko dem lijjanti ak kooka c'est ça ka jaay te def ay affaire naaf Njuuj njaaj. ñu jël ko def ko ci fi ñuy dugal ñi nga xam ne ne dëgg Ñoo ñooy def njuuj njaaj. point suñ ko defee ñeenti yoon problème yi réglé mais duñu ko def ku ci ne yaa ngi seet pour sa bopp rek en tout cas c'est dommage waaw. ñu jël kenn si ligne bi avant ñuy waxtaan ak Mamadou Ndiaye ci li nga xamante ne moom moo am foofee ca Mbaaw allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam. soxna si na nga def maa ngi fi rek Jeynab. waaw ay waay na nga def doom rafet dafay niroog rafet di ko. ah dégg nga lool ay waay kontaan naa ci yow ba ma la jotee xamoon naa yow laay tombé. Ay. damay woote ba sonn. c'est Ay. la première fois ma dugg. ndeysaan jërëjëf waaw sa yaay ji daal dafa soxla woon dafa war a dem Touba am lu ko fa war te affaire bi xaw a dëgër. mu xaw a dëgër waaw wallaay doom. waa déjà may nañ la 25000 francs te Kumba dina jël sa numéro si ginnaaw après ñu jokkoo jërëjëf. donc doom. déjà bul quitter foo ñu woowee man maa ngi leen di wooyee Géejawaay. Géejawaay noo tudd waaw d'accord jërëjëf. doom. waa d'accord boo joxewul tur bi Kumba jël ma numéro bi si maa ginnaaw ngi leen di ñaanal rek. mais déjà may nañ ko 25000 jërëjëf ci ñaani jërëjëf soxna si ñu ngi koy kon gërëm bu baax a baax Kumba donc déjà am na fi 25000 nga jëloon numéro téléphone am kon ci ginnaaw 10 heures jot na ba teg 27 minutes sujet bi ñu doon wax mu nekk sujet bu am solo parce que am na ñu koy dund au quotidien mu nekk li nga xamante ne lu jafe la nit kër yi ba am waxuma sax kër mais mu am terrain ñu bëgg ko foqati ci li ñu tegut ci yoon wala ci yëfu donc maatay donc dafa war a dakk ci réew mi keroog président de la République mi ngi koy wax ba ñuy def conseil présidentiel sur le logement ne nag foncier bi dañu ko jox askan wi te loolu moom moo nekk li nga xamante ni moom mooy yoon waaye bu ñu xësee rek ba xàll ay autoroute Mamadou Mbeye mi léegi suuf yi nga xamante ni moom mooy nekk ca wet ba dañuy indi li ñuy duppee spéculation foncière fu suuf waroon jar par exemple 100000 francs ñu jaayee suuf bi 500000 wala ñu jaayee ko 1 million loolu du dëgg du yoon suuf bi ñu ñoo ko moom nañu jox suuf yi ndax ñu mën cee rek daal di tabax li Houphouët-Boigny waxoon loolu rek la ñuy ñëw nee na suuf da nga koy jox ku ko mën a exploiter ndaxte suuf waru rek tege que mu nekk expatrié que mu nekk doomu Sénégal même sax bu nekkee expatrié boo ko joxee suuf bu ko exploité ba pare buy dem fii la koy bàyyi donc ñoo ko moom donc je pense que c'est important ñuy rek daal di jox li nga xamante ni askan wi ñoom ñoo ko daal di yelloon Mamadou Ndiaye
waaw Mbao de gis nga situation bi xam naa ni tey nañ ne yeewu leen mooy mur de lamentation sànq ñu ngi doon waxtaane mbir yi ndaxte tey ay jafe-jafe mais miroir du Sénégal la ñu wax li Sénégalais yi di dund la ñuy wax rek la ñuy waxtaane inventé wuñu dara embouteillage yo problème foncier lii ak problème mu ndox ak lii di ñuy fas yéene waxtaane fële ca Mbao yu gaaw a jeex mi ngi noonu ak lii ñuy waxtaane fële ca Mbao benn la lu Sénégalais yëpp di dund la xam naa ne am na ñuy seetaan seen kër yi di ñu wax ni vraiment d'ailleurs ñun ñëpp loolu la ñuy dund ndax ba boo génnee ci biti dañ naan la yéen lii doo leen ci mën a ndax mënoo leen ñu ci waxal situation bu compliqué la ñuy dund ñoom ñoo gis nga ni Mbao dafa problème accès la amoon démb ñu ngi ci doon waxtaan maanaam muy ci côté malien yi mooy côté Zac Mbao bi ale bu jëm ci fële ci nu ñu koy waxateeti fi ñu kiiwee courant bi en tout cas ci fi jëm dugg si biir Mbao ndaxte Mbao dafa am grand Mbao bi am ale bi dugg ci côté petit Mbao bi Zac Mbao bi am na partie bi nga xamante ni aussi dafay jubali pour nga mën a accès pour dugg ci biir grand Mbao nag am na cité Ndeye Marie am na grand Mbao ci boppam mooy village bi am na Cyprès 5 bi nga xamante ni aussi tamit loolu yëpp ay nit ñoo fa dëkk te am droit di génn di liggéey si Dakar autour Abdou Karim c'est que loolu la ñu mënul comprendre en fait tamit ndaxte man su ma doon liggéey ñun ñëpp bu ñu nekkoon ay ministre yow am na ministre de l'aménagement wala dara man ma géré beneen ministre sama koñ su ma fa xëy ma faj li fi nekk sama koñ du ma yeewoo am problème mu accès fi laay xëy di jaar chaque jour fi laay xëy di jaar su ma fi may jaar munu baax donc loolu man ma nekk ministre vraiment loolu dama ko war a mën a lijjanti donc nag loolu mais 4x4 ak lépp dinañ yëg bu baax li fa am yow c'est-à-dire week-end bi wax naa man maa demal sama bopp Mbao c'est bu ñu lay wax tamit dañuy wax problème mu collectivité locale yi mooy maire yi dañu leen ni parfois dañuy wax dëgg man du faral maire wala dara mais duñu leen wax population bi li am mooy dañuy xam ne seen compétence fii la yem amul benn maire bu mën a defar tali amuñu moyen bi amuñu financement bi amuñu xaalis bi mais nag boo demee ne waxee yi dañ naan la woy suñu maire yi defuñu dara seen maire yi peut-être mën nañ dem dox rôle def mën a fëgg ci population bi ak kii mais dañ li ñu leen laaj nag ñoom tamit ñu taxawu population mais dañuy saraxu parce que ñii yéen am na ay images yi nga xam ne dañuy gis maire bi dañ naan la carrément ñun ñoo jël suñuy moyen pour bañ population bi mer wala dara mooy ñu ñëw jéem a taf yëngal mun pour l'instant pour mën a population mën ci jàppandi mais loolu boo fa jaaree da nga naan fii nga jóge ci péage daw ba lépp jaar yoon nga ñëw ba yegsi bi war a dugg ci fi nga xam ne mooy fa la nit ñi dëkk wala dara nga bëgg fa def benn 4 heures de temps camions yi di jaar yenn transport en commun yi dañu fay bëgg di jaar bu wiiri nekk na situation moo xam ne waa Mbao ñu ngi koy dund te loolu nekk na situation bu jafe te wax nga ko yaa ko waxal am na ministre de la République bu dëkk foofu muy Abdou Karim Sall côté Cyprès bi te loolu pour nga accéder dugg ba foofu rek jafe-jafe la li ngay posé wu comme question mooy da nga naan naka la ministre mën a dëkkee fii lii di am xanaa loolu sa minimum bu ñu nee président dafa am na yenn tali yoo xamante ni camion waru fa jaar parce que attanu ko mais sama gis-gis peut-être du ma spécialiste mais sama gis-gis loolu jay na ba xam nga àddina moo dox te gaa yu doxuñu non sérieux parce que xam nga camion yooyu bi muy nekk foofu boobu fekk ne réew mi pratiquement accès gu fa réew mi nag dox na bu réew mi doxee doxal nga yóbbu leen jam ñaajo dëgg la foofu yëpp leer nga defar tali ba mu baax nga xam ne doo am benn problème mais boo deful loolu réew mi dox ñuy buuxanteeg ñoo xam ne ñii ay camion la ñoo xam ne boo leen di autorisé sax da nga naan nañ daw guddi ñoom ñëpp ñu rang foofu kenn du mën a dem teguwul ci yoon. wóorul sax tonton Garmi baal ma Oustaz parce que démb rédaction bi rek ci correspondant yi am na ku yoon def naa booru Noflaay ou quelque chose comme ça. benn camion bu mbëkk benn xale bu am mouvement ba mu dee. ba ñuy def ay manifestations leneen li mooy. souvent fi ñuy def ay garage mécanicien ay garage auto nangam ak nangam ñoom bëccëg bi. bi ñuy liggéey xëy na mën nañ assurer sécurité bi mais bu ñu xasee ba wàcc mënatuñ ko assurer. donc foofu souvent day nekk laqatukaayu defkatu ñaawteef. donc loolu dafay jur itamit insécurité ci boor boobu ngoon nga war a yónni sa doom doo wóolu parce que doo xam kan mooy ñaqataan sa doom doo xam kan mooy agressé sa doom doo xam fan la jaaykatu yamba di làqatu doo xam fan la gainsement foofu moom c'est même lugubre dafa lii nii dafa voilà dafa compliqué ndaxte déjà ñu ngi doon jot démb message ñun ñëpp jot nañ ko ne travaux yi vont bientôt débuter sur la pénétration de Mbao mooy bretelle bi dugg Cyprès ak Rufisque après ñu ne dinañ ko jéem a fexe jéem ko liggéey ci juste après hivernage bi ci côté Mbao beeg yooyu mais c'est bien baax na liggéey beeg yooyu noonu yëpp baax na mais dama bëgg wax ni c'est-à-dire ñi fa dëkkat tamit di war a xëy di liggéey dañuy toogaat di xaar lii yëpp ba nawet bi jeex
nekk na situation boo xamante il faut nga demal sa bopp man li may wax ni week-end bi man maa demal sama bopp gisal bu baax jafe-jafe yi nga xam ne dañuy dugg première question bi may posé man ne ñi dëkk fii war a xëy suba di liggéey nan la ñuy def nekk na situation boo xamante ni vraiment moo tax ñëpp di ko déplorer. si ñaari cadre rek li ma si sànni du dara sama analyse lan la mooy manque de volonté politique gis nga mooy li nga junj sànq les hommes qu'il faut à la place qu'il faut nga am na foo xam ne bu fa teg politique bu fa teg nangam parce que maire yi boo demee ñuy digg ne na nangam te xam ne mënuñ ko ñoom itam loolu dafa war a nekk la nga xamante ni lu jar a bàyyi xel la fi may jeexale mooy gis nga li ngay kaas noonu si mbaaw buñ la waxoon président de la république dafay dem suba tey si guddi ñu defar ko mais lii lañ wax tey si guddi bu président waroon xëy dem fa tey si guddi ñu defar ko mais xoolal li dal Kaffrine am benn jafe-jafe li am Kaffrine kon moom la ñuy wax kon day mel ni yëf yi tayeef la dëgg la c'est le président de la république fu mu war a dem mais citoyens yi nga xamante ni dañu emprunter tous les jours yoon boobu damay dem Sédhiou benn jamono bi may génn Sédhiou bi muy def tournée di def conseil des ministres décentralisé yi bi may dugg Sédhiou am na tali bi ñu jaar li yàlla xam doy na mais bi ñu def fa ñetti fan bi ñuy génn ñu commencé defar tali bi parce que président dafa war a ñëw def conseil des ministres décentralisé donc yooyu dafa donc président bi nay génn di dem ay mbaaw di génn di débarquer di dem su ko defee ñu defar yan nay yëpp askan wi la nag Léopold Senghor bi nu waxtaani bërki dem nara waxtaani Abdou Diouf tey nara waxtaani Abdou Diouf tey amoon na loo xam ne lii mu oto bal bonde lañ koy wax stratégie la day toog ba guddi mu di wër dëkk bi di ko xool di ko saytul boppam parce que nit ñi information yi lay indil ak la fay nekk dafay du doon benn te ni nga ko waxee moo ci nekk tey boo dee dem tey yaraax yoon yi suñ ko balee rek addina yëpp dëgg la dañ koy toppatoo ba nga yow mel ni da ngay kontaan non vraiment waa Ageroute moom war nañ mën a gëstu waa mbaaw yi ñu lijjanti leen ak ministre de l'aménagement aussi ak ministre ba fa dëkk te maire yi muy maire bi tamit wax waa population bi xam ne maire yi amuñu budget pour fay maire yi dañoo war a communiquer si loolu am na benn jour maa ngi koy wax Moussa Sy laa yeb nag baal ma Moussa Sy mais c'est noonu la yow laa yeb donc je pense que keroog maa ngi koy wax man ne ko il faut organiser ay koñ yi dem si koñ yi pour expliquer lan mooy rôle maire ci commune voilà dafa am loo xamante ni ci ñoom la bokk am loo xamante ni ci bokk ci décentralisation yi ñuy wax mais loolu même il faut nga am njàng loolu il faut nga am njàng il faut nga jàng ba dem université def fac droit pour mën a xam lan mooy rôle collectivité locale yi lan mooy seen compétence fan la mën a yem il faut nga jàng ba dem université def fac droit yëpp première année deuxième année pour mën a xam loolu population lambda bi sama ñoom yaay yi nekk ci quartier yi nekk ci koñ mbalit sax bu amee ñu ne suñu maire bi liggéeyul dara mais lan mooy seen compétence mu leer maire bi lii la mën budget bi c'est annuel dañ koy génne ñu ne budget maire bi ren 1 milliard la fii la yem lii mooy budget dafa mën a raxas tali bi wala bale wala bu lamp fayee fii ñu taal ko lii la budget mais d'où la nécessité ñu def la ñuy duppee communication terre à terre maanaam da nga naan leen 1 plus 1 égale 2 waaye boo fi naree nekk naan xam ngeen 1 bi nii lañ ko bindee kii day compliqué si ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo kii gay na ba wallaay ñoom sax c'est à féliciter léegi def loo xam ne mënuñu ko mais cas bi du seen rôle mënuñu ko mais mbaa mais bu ñu ko deful kenn du ko def mais ñoom la ñuy dal ci kaw ñoom la ñuy dal seen kaw parce que ñoom ñoo gën a jege population bi vraiment xam nga gis nga maire dafa yéeme ñoom ñoo gën a jege population bi dañ naan leen carrément suñu maire bi defu fi dara te xamuñu ni sax budget bi liy defar tali sax maire comme ni koy gisee kon ci image yi de toute façon xam naa ne waa Mbaaw ñu fa dëkk ñëpp ñi ngi daal di wax xam naa ne seen biir xol ñi ngi wax seen ñaxtu parce que lii voilà neexul que mu nekk ci xol que mu nekk même ci gisin dafa neexul ci réew fi ñu toll ñu ne nag ñi ngi ci yoonu émergence waaye daal di accéder ci dëkk yi nga xamante ni moo ñu jege loolu nekk jafe-jafe même keroog ba inondation yi amee am na samay xarit yu nekk Mbaaw yu ma fotol ne ma xoolal su inondation yaa ngi wax Tëngéej yaa ngi wax mais xoolal ñu suñu dëkk bi nu donc voilà de façon am na ay plateau yu bëri yu ñu prévoir ak waa Ageroute parce que am na ñu bëri ñu leen di jox kar bi aussi baaraam tuuma ne ba ñu defaree tali yi yenn saa ci la ay inondation am mais aussi tali yi ñu daal di koy defar ndaxte lii dafa bokk aussi ci luy embellir dëkk kenn mënul wax dëkk yu bees di des nouvelles villes sans pour autant wax nag lu jëm ci wàllum tabaxin wax lu jëm ci wàllu tali wax lu jëm ci wàllum assainissement on va en parler inchallah ci suñu yeneen ni jotaay merci Mamadou Ndiaye ci li nga rek daal di indi week-end bi nag da ngay dem beneen localité voilà comme ça bu ñu jógee ci suñu biiru màggal gi